asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi amati mbégte di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu lambook njëriñ ñi ngi fii nag ci rond point Zac Mbao gis ngeen ñi ngi ci station Total bu rond point Zac Mbao ngeen gis sama ginnaaw également banque atlantique bi nga xam ni démb fii la xale yi taal dajji ko jël fi lu mot 200 millions muy ñaar téeméeri millions ci manifestation yi nga xam ni mooy libération Ousmane Sonko bi ñuy réclamer ci noonu damay profito di nuyu le khalife général des Djinné di le roi médecine traditionnelle du monde de the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow di nuyu aussi njabootam. alors ñu fas yéene nag amal leen fi reportage bu am solo fii ci rond point Zac Mbao jëm ci li nga xam ni moo fi xew gis ngeen ni Ndakaaru ñetti fan a ngi nii. xale yi ñi ngi toj ñi ngi yàq ñi ngi taal rawatina Auchan yi rawatina station Total yi nga xam ni moom la ñu installé fii ci Ndakaaru TMS TV nag déployé une équipe ñëw fii muy man mii di Moustapha Fall ma ànd ak ci caméra bi di Youssou ñu nekk fii ci banque atlantique bi nga xam ni dajji nañ ko démb jël fi ñaar téeméeri millions station baa ngi nii également dinañ ko filmer léegi xale yi taal nañ ko mu nekk mbir yu doy waar yoo xam ni vraiment dañ koy ñaawlu kenn du ko rafetlu kon Youssou dañu ne coow dugg ci biir banque bi nga xam ni moom la ñu taal jël fa 200 millions daal di filmer daal di également jël population bi. ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen di sant ñu leen di ziar bu bëri tamit. alors ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. waaw man sëñ Fallou la. ok Mbacke Diouf la. alors sëñ Fallou gis nga station bi dañ ko taal. banque atlantique bi ñu jël fi lu mot 200 millions démb ci manifestation bi nga xam ni mooy pour ñu ne dañu bëgg ñu libérer Ousmane Sonko alors lan moo ci sa njàngat. waaw xam nga bu fekkee ne aussi bon affaire de partisan la partisan moom moomul opposition war na xeex ay droit am waaye tamit àq bi ñu am yoo xam ne réew mi teg nañu ko ñun aussi dañ ko war a delloo quoi peut-être waxtaan ci seen biir waaw ci loo xamante ne ni amoon na fi. donc bu ñu toogee ba am consensus boo xamante ni dinañ jubóo waaw def faute moom ku ko def danañ la àtte ci yoon mais quant à say partisans di jóg di riposter contre la justice loolu moom franchement bon anarchie la quoi anarchie baaxul ci réew day indi ay guerre civile par exemple xam nga lii bu ñu ko toppoon mun nañ ne noo def ay enquête ba xam ne ay groupe la wala li ñuy ak ñii ñoo koy. enquête bi kay moom avancé na bu baax a baax ñi ko def am naa yaakaar nañ leen jàpp. nee nañ jàpp kay waaw looloo tax parce que ñoom aussi. ay baadool la ñuy indi en rumoulement parce que xam nga politique booy politicien da ngay nekk ak ay nit yoo xam ne dañoo jàng xam nga lii ku jàng du ko def. mais est-ce que nekkul aussi politiciens yi ñuy fonto. waaw am na ci politiciens yoo xam ne aussi dañuy am bras long dañuy am ay catégories ñii am nañ ay agresseurs yu ñu teg seen place ñii am ay garde corps te ñooñu xamu ndax seen expérience mature na ci non peut-être seen i besoin rek la ñuy satisfaire ci biir seen. ak seen partisan donc ci seen biir daal war nañoo xool ñun tamit assemblée jéem a réunir députés yeeg conseil yi général d'éducation yi nga xam ne ñu nekk réseaux sociaux yi ñi nga xam ne ñoo dajale jeunesse yi foo xam ne ni groupement dafa yëngu ñu jéem a xool nan lañ leen di sensibiliser ci affaire de violence non violence daal baaxul dara day yàq réew da koy en arrière lii xam nga di ko defar ëpp na ay milliards mais ñu ñëw fii 200 millions rek tax ñu xeexoo ni yàq seen liggéey fii instant caméra de surveillance yi doon dox sur internet wala ñi nga xam ne dañuy toog di xool seen gan ñu leen di seet si gisatuñ leen te wóorul mun nañoo xalaat leneen am na fi ay oto yu ñu daan gis ni jël taal ko fii génn wala ñu ñëw sànni xeer ñeem léegi li tax transport boo seetloo mënuñu tuñoo dem taal na ay xeer xañ na ca kenn du ñëw bon am kii yor sa oto di daw ak yooyu kenn dootul génnati daal mais buñ ko toppee suba bu ñëwee taal fii bu ne kenn mooy génnati seen kër donc loolu daal day yàq économie bi ñoom tamit ñu jéem a xool couvre-feu bi ñan ci gaaw ñoom xam nañu baax mais dañuy xaar pour xool maximum ñi nga xamante ni sont impliqués dans le domaine de la violence te l'opposition non parfaite quoi c'est-à-dire nga bañee déem a toog waxtaan ak nit ñi wax leen si soxla parce que rafetul dara daal waaw. ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay sant ñu ngi leen di dolli ziar. tur bi ak sant bi. man day laa tudd sant Ndiaye. alors lii noo ko gisee lii xale yi def nii jël fi ñaar téeméeri millions ba pare yàq station bi. ñaaw na torop ñaaw na ba fa ñaaweel di yem lii defuñu ko Macky Sall defuñu ko kenn ñoom seen bopp lañ ko def. ñu ngi ziar. waaw non.
alors ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. waaw man de Malick la may wax Dia laa sant aussi. alors Malick gis nga banque atlantique bi gars yi taal jël fii ñuy wax 200 millions lañ fi jël station bi également dañ ko taal nga gis ñetti fan a ngi nii ay manifestation yu métti mi ngi am ci Ndakaaru loolu lan nga ñu ci mën a wax. oui li leen mën a wax rek moom mooy yaa naa tey comme vous le dites tout à l'heure parce que vous dites que on a détruit le banque oui dañoo yàq banque atlantique bi. pour moi un jeune conscient ne peut pas faire cela quoi pour moi waruñu mën a def loolu. pour man booy manifester mën nga manifester mais ci beneen domaine ndax loo xam ne ay milliers de personnes ñoo fay liggéey déjà tey boo ko yàqee tamit tey da ngay maam chômeur bi da nga koy gën a yokk rek déjà kon yaakaar man daal détruire man nangu naa manifester wu mais waaw ci beneen domaine daal pour man. état bi est-ce que amu ci part de responsabilité. oui parce que ñëpp am nañ ci part de responsabilité état bi comme ñi ko def en même temps aussi oui pour moi. discours du ministre de l'intérieur démb gis nañ mu mel ni day xaw a menacer population bi loolu lan moo ci sa xalaat. mais man li ma wax rek gis naa ko ci réseaux sociaux yi parce que laa ko seetaan en direct mais d'après bu dee dafa menacer si j'ai dit bu dee dafa menacer population bi du devoiram quoi parce que di aussi tamit c'est le gouvernement te yaakaar naa population bi aussi tamit moo ñoo ko fi teg te yaakaar naa tamit war na xool déclaration bi mu gën a jaaree aw yoon moo defee ko noonu pour man aussi. ñu ngi lay ziar. delloo ziar. tur bi ak sant bi. man maa ngi tudd moom Djibril Mané. fan nga dëkk. man Kër Mbaye Fall laa dëkk moom. alors gis nañ ñetti fan xale yi ñu ngi yàqate di toj di taal sa moromu jeunes yi sax ñoo ëpp ci mbir mi nan nga gisee loolu. loolu kay moom xanaa ñaawlu ko rek xale yi moom dañoo war a bàyyi lu ñuy def moom xam naa lii moom lu ñuy def moom teguñu ko ci yoon ministre bi moom maa ngi koy ñaan mu kii nii mu wax jeunes yi ñu bàyyi lu ñuy def. mooy ministre de l'intérieur. waaw mu wax jeunes yi ñu bàyyi lu ñuy def tamit lii nii xam nga ne moom jaarul ci yoon moom ñu jàpp station yi di ko taal di toj oto yi di def lu leen neex daal loolu moom baaxul moom su fekkee dañuy manifester ñu dem ba ci président bi wax ak ñoom looloo gën daal lu ñuy def nii lu ñuy def moom baaxul moom jërëjëf. ñu ngi lay ziar. waaw kay ñu ngi ziar bu baax a baax kay. tur bi ak sant bi. waaw tur bi de moom mën naa ko le bala. bu la neexee. waaw alors ñu gis ni xale yi depuis ñetti fan ñi ngi taal station yi di taal Auchan yi rawatina fii nga xam ni banque bi ñu jàkkaarlool démb jël nañ fi ñaar téeméeri millions taal total bi loolu lan moo ci sa jàngat yow. jàngat bi ma cee xam daal moom xam naa daal xëy na moom lii lépp moom problème bi fi ne ci Sénégal rek depuis fan yi yëpp. mooy lan. mooy indi li waa problème moom umpul ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko. problème Ousmane Sonko ak Adji Sarr. en tout cas moom mënuma jaar ci turu kenn waaye xam naa daal ñëpp umpul ñi kenn daal moom dem naa yaakaar na daal loolu moo sokk lii lépp waaye nag moom vraiment moom ñu àdduna yëpp ñu ko mitul ndax lii moom mës am Sénégal bu fi amee nag moom vraiment dina jaaxal ñu bari ndax àdduna yëpp moom ñu la doon seetaan ñu la doon déglu fan yëpp itam waaw ba tax na daal moom li waru woon fii am ndax am na loo xam ne comme àdduna yëpp ci ñun la doon roy bu demee bu lay am fi moom doon na loo xam ne moom dina miti Sénégal gi yëpp waaw miti na ñëpp nag moom vraiment. léegi lan ngay wax population bi ci li ñuy def nii. de man population bi moom xaj na ku nekk ak sa problème. gis nañ ñoom ñi ngi mer di taal di yàq lan nga leen di wax. waaw mais taal di yàq gi nag moom xam nga moom man doo ko xam ne man maa leen mën a tere waaw maa leen mën a kii. mais am nga ci sa xalaat lan nga leen di digal ñoom. waaw man daal sama xalaat yëpp daal moo ne daal moom lii moom xam naa am na fi waratu fi am moom vraiment na ñëpp xam ne daal moom vraiment Sénégal jàmm lañu xam ci la ñu lay xoolee adduna yi mu doon xoolee nag mais lépp bu fa amee itam moom dañu fexe daal résoudre ko mu bañ fi amati. waaw état bi aussi war na ci am taxawaay. waaw état bi moom xam naa ne moom war ñëpp a mën ci am taxawaay ndax Sénégal suñu Sénégal bu yàqu ñun la yàqul waaw ndax kenn du ñëw du leen ko defar kenn du ñëw itam du leen yàgg li ñun ñoo ko war a defar lu fi mën di am itam ci ñun ñoo koy defar ci sunu loxo. est-ce que quelque part aussi politiciens yi nekkuñ ji fonto population bi.
waa c'est-à-dire policiers yëpp ñun waa peuple bi ñoom ñoo indi coow lii lépp ñun la rek ndax ñun ñooy ñëw teg fi ñoo xam ne dinañ fi indi ay problème ndax lii moom jëkkuwul tey mujjul tey waaw depuis Sénégal bu mu sosoo nag depuis ca Senghor ba léegi la problème bu tam bu nii waaw ku ne xam na loolu waaw problème moom yàgg na fi depuis Senghor ba léegi bu kii demee kii toog bu demee kii toog noonu lay dem bu nii ba bésa tey ji loolu fi am waaw ñun nag problème lu fi am itam ñun ñoo ko teg suñu bopp rek waaw ndax ñun ñoo xamul suñu bopp waaw waaye en tout cas li fi am daal war na fi gëj na am ti ndax fu mu toll ni Sénégal a ngi nekk kenn mënta dem kenn mënta dikk kenn mënta dem kenn mënta dikk kenn tàllootul sax kenn ñëmatul dem fenn ndax problème bi fi ne waaw bon nag moom nañ ko jéem a comme ñu ni neen la Mali yi duñ leen jàppale defaruñu Sénégal Guinée noonu ñeneen noonu kenn ko xam ne ñun ñoo ko defar suñu bopp bu fi yàqoo ñooy defar suñu bu baaxee ñun ñoo ko defar suñu bopp comme nag moom àdduna yëpp ñun la doon xool ci démocratie di roy ci ñun buñ ko jéem a yàqal suñu bopp man loolu laa amu ci li ma ci wax. sëñ bi ñu ngi lay ziar. yàlla nangu ziar. tur bi ak sant bi. man la ñu ngi may wax Birahim Ndiaye. xanaa yow turandoo Birahim Ndiaye ancien lutteur nga. jege na ko de. yaa ngi ko doon suivre temps bi muy bëre. waaw. sëñ bi ñu gis ni ñetti fan a ngi nii dëkk bi xale yi ñi ngi taal ñi ngi yàq rawatina station bi ak banque bi ñi ngi wax ni démb jël nañ fi ñaar téeméeri millions loolu lan moo ci sa jàngat. xanaa naqari ma lool rek xale yi nag wax dëgg yàlla lii ñu def man métti na ma lool neexuma dafa waroon a am neneen nu ko doxale xam nga maanaam fekk alal joo xam ne ji borom ma ngi cee toog di ci sutul di ci ñaq di jël aw ñaqam di dundal ak njaboot ñu def ko nii waxuma naa ñu jël xaalisam lu ñaaw loolu moo métti la nit ki booy geraw ak di faj li la naqaree la nga war a def defoo ko ñala tooñ ak ñala def ca nga war a dem ñoom kay muy attaqué woon sànni mi dal ci kaw sànni mi dal ci fi nga xam ne fii moom la gouvernement bi moom ñu ne waaw kay gouvernement bi tëj na Ousmane Sonko te waru koo tëj ndax loolu amul benn firnde man de Ousmane Sonko laa àndal amul benn firnde mbir balay leer dafay am seede am témoignage. da nga jàpp ni li ñuy tuumal Ousmane Sonko amul. man de gëwuma ko du ma ne amul waaye gëwuma ko de ni ma déggee xabaar bi ak ni ma ko déggee man gëwuma ko man. am na ñu ne complot la. waaye ku loolu kay kenn wérantu ko complot la mais nag dama laa bëgg a xamal ne la Sénégal gii dama laa bëgg a xamal ne couvre bii ñuy def nii. waaye couvre-feu bi. couvre-feu bi métti na ma. kuy 19 bi ku chauffeur yi nekk taxaw di yelwaan ci mbedd mi dégg nga maam arrêté oto yi métti na ma man mii ci liggéey laa nekk mais liggéey bi ma nekk toll naa ci jamono yoo xam ne damaa tumuranke damaa am ay njaboot yu am feebaru xel yu am jafe-jafe mu bëgg leen a faj te mënu ma leen a faj am jafe-jafe yu métti couvre-feu bi laal na ma bi ñu arrêté oto bi laal na ma laal bu méttee. alors démb gis nañ ministre de l'intérieur wax discours bu xaw a dëgër jëm ci population bi est-ce que jàpp nga ni kàddoom yooyu dana saafara mbir mi. man daal man discours ba déglu naa ko tey suba waaye xam nga lii lu koy faja bàyyi lu mu discours bàyyi Ousmane Sonko mu dem ci njabootam mooy dëgg mooy yoon damaa wax ne adduna boo ci nekkee nguur ci boppam boo nekkee ci nguur muy président Macky Sall yow laay waxal bul bañ opposition bul ko bañ tey bul ko bañ ëllëg nangul ko opposition ndax Abdoulaye Wade bu la toppoon tey doo toog fi nga toog daf laa muñal yaatal la def la li mu la war a defal jàngal la lépp te gis nañ li nga ko fayee te loolu neexul kenn nañ waxante dëgg bu la nee nga jàpp ma bu la nee nga rey ma bu la loolu neex nga wax waaye nekkul loolu tegul ci yoon bu la président Abdoulaye Wade fekkoon tey nga nekk inverse nii ñu def Ousmane Sonko ak lii ñu koy fexeel bu ñu la ko defaloon yow président Macky Sall yow doo xalaat sax bay toog ci réew mi dañ laa muñal man mi wax yow laa fal yow laa woteel fal naa la fekk naa say fasteer ca Mbàkke Bawol ma raay sama loxo dal na kii de xale la ku am xam-xam la yàlla na ko yàlla jox réew mi maa la fal mais bi ma la falee amu lu ma neex ndax da ngaa falu ba pare tëj doomu aadama yi den def leen naqari mu métti ma trop dama laa fal ba pare ci ko kon troisième mandat maa la dàqoon a fal àndatuma ci. da nga jàpp ni troisième mandat bi amu ci yoon. laa ilaaha illallaah troisième mandat bu ko wante bu ma doon neex bu may ñaan barke alxuraanu karim bu may ñaan ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala yow sama kursu junniy per liggéey laaw bu tabaaraka wa taala billaahi wallaahi taala yàlla ma la koo fal ndax man su ma taxee wax ak sénégalais ndax man am naa dëkk yu bari juróomi dëkk yoo xam am naa ko yoo xam ci bëree bëri maa leen wax ne ñëpp woteel président Macky Sall Marème Faye Sall li mu liggéey ci dëkk bi gis naa ko
poto lampe yeeg lépp la man jëfi Macky Sall dëgg la mi ngi liggéey waaye Macky Sall lu mu doon jàmbaar ak lu mu nangoo liggéey ak lu mu liggéey lu mu baax teg ci ay jëfin yoo xam ne jëfi jàpp ak tëj sabotage depuis ba mu toogee ba tool déréji yi tuur jàpp ak tëj loolu baaxul day yàq liggéeyam dafa ni mu sérieux noppitee jàpp njaamar bu ci boole woon yërmande du tëj kenn def kenn dara barke alxuraan day toog ba mu neex ko feeg téeméeri at ba keroog ku ko neex mu jox ko ku ko neexul du fi toog dëgg loolu dëgg man dëgg laay wax man de barke alxuraanu karim dëgg laay wax dama ne président Macky Sall nii mu nekk jàmbaar nangoo liggéey réew mi la Abdoulaye Wade tegoon ci boppam liggéey ko liggéey bu normal man jaar naa ci tali gis naa appuyage yi ba ma demee Sindia ma njëkk a gis premier récolte ba weññee na mu foore ak na mu dëgëre laa ne président Macky Sall ndox mi jóge aéroport de Diass war a jaar ci ni ma gis ñu koy kuulee nii na ko ñàkk caaxaan waaye nag moom lu mu ñàkk caaxaan ak lu mu nangu liggéey moom daal bi muy soog a toog fekkoon te tëjul kenn jàppul kenn barke alxuraan dañ ne góor saa ngi nii nit ku baax ngi nii li ñëpp wax waaye Sénégal gépp ko mere ñi ko mere bari na ñi ko mere bari na ngay jàpp tëj bu ndaxataal ànd ak ministre de l'Intérieur lu ñu wax ñu ne waaw lu ñu wax ñu ne waaw lu ñu wax ñu jàpp tëj duñ muñal kenn kaso baa nga ne fees del ba moo ci ay mbokk yu ñu tee yàlla tere moo amu ci benn mbokk man say mbokk yëpp jub ñëpp jub kon ñu jàpp ñoom jubuñ dégg ñu jàpp ñu ne ci kaso boo jubuñ ñi am na ci ñu jub am na ci ñu jubati xam nga da ngay naqarlu ne Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi day jàpp tëj man de loolu laa gis wax dëgg yàlla man de li ma déglu ci rajo man chaque jour maa ngi sama rajo maa ngi sama télé di seetaan. mais est-ce que Macky Sall mooy tëjee wala justice mooy tëjee. man de waaye moom bu Macky Sall tax ma xam ne mooy tëjee man dëgg laa wax ku mu bëgg a tëj bu ne baleen ko ñu bala ko mooy borom baat bi. ah bon. mooy borom baat comme ne kooku jéggaleen ko dëgg la nag mi at mi bees génnee ñi mu jéggal ñëpp man kontaan naa ci loolu sant naa ci am na ñu mu jéggal foofu waaye damaa bëggoon mu dolli jéggal gi kaso bi nu mu tuddati kaso mag bi nu mu tudd. rëbës nit ñaa ngi dank la ko doon jël du yoon doomu aadama bu dee lu mu def nga topp ko rek adduna du baax te man mii tey su ma doon président Macky Sall ma doon man mii doon ab conseiller teg ci wet barke alxuraan kam réew mi dana neex dana naat dana mel na war a mel mboolem kuñ nar a tëj dañ laa war a liggéeyal àll bu yaatu def fa ay forage def fa lu nekk ñëpp an ñii di béy mboq ñii di béy ceeb yar ay ginaar yar lu nekk ci biir tool bi am ay garde yu ko garde def ko barrière bu gudd ñëpp liggéey ci biir kenn ko ñu génn salaire dajale la ko ba say peine jeex ñu dem yóbbu la sa dëkk ubbi la magasin ubbi la bitik toog la nga di ne la toogal nga liggéey ci liggéey jàpp sa jaamu yor sa njaboot mu jeex tàkk. ñu ngi lay ziar. waaw delloo ziar ku baax delloo. ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. man Mouhamed laa tudd sant Kane. alors Mouhamed li xew ci dëkk bi ñetti fan yi doy na waar ñi ngi taal station yi di taal Auchan yi di yàq dëkk bi loolu lan mooy ci sa njàngat. waaw ci benn gis-gis dama jàpp ne askan wi daal daanaka dañoo nekk di wane seen bopp. maanaam. dañoo nekk di wane seen bopp. wane seen bopp maanaam. seen naqar lañ nekk mais naqar daa am nuñ koy fajee gis ngeen dem Médina li fa xew population bi dañoo génn mais dañoo jàkkaarloog policier bi def croiser les bras boo def marche da nga koy def pacifiquement mais pas ay yàq man yàq condamné naa ko mais am na neneen noo xamante ni mën nañ koo arranger situation bi. est-ce que li xew nii yëpp état bi amu ci part de responsabilité. non état kii di gouverner kay boo gouverner yaay responsabilité sénégalais yi di lépp c'était à prévoir am na nu ñu doon doxalee am na nu ñu doon jiitee nit ñi yaakaar naa ne lii mënoon nañoo bañ a yegg fii daal parce que lii personne na gañ. alors li ko gën a waral mooy dossier Ousmane Sonko Adji Sarr yow jàpp nga ni li ñuy tuumaal Ousmane Sonko am na. xam nga dëkk boo gis daa am yoon te maanaam nit buñ la jàppee dañ lay yóbbu ci yoon boo demee yoon gendarmerie day def ay PV procès verbal ku ndaw si wax ñu def enquête xool ndaw si lim def ut des preuves concrètes preuve matérielle yoo xam ne da nga koy téye sa loxo gendarmerie rek mënoon naa clarifier affaire bi si man sama gis-gis sama jàngat dama jàpp ne gendarmerie kese rek. kon yow da nga jàpp ni le fait ñu jël dossier bi ci section de recherche joxo juge bi moo gën a poser le problème. waaw ci benn instant indi na problème parce que bu dul dara gendarmerie mënoon nañu koo bàyyi mu def enquête am ba mu jeex bu jeexee mu def jël rapport bi jox procureur soog a yóbbu feneen ñu clarifier affaire yi mu leer mais gendarmerie yëgaleegut waxi nit ñi ñu ñëw foqati dossier ak tam gis ngeen demam bi tam ni mu demee am nga rek. est-ce que loolu du dëggal li ñuy wax nii dafa am complot. waaw d'une part booy xool complot bi ak frère APR boobu ñu ci dugal. waaw xam nga Sidi Ahmed Mbaye boobu day wone teesu complot
te mbir fu mu xewee am na ñu nekk ca kër ga ay seede lañ te lañ seedeel dañ ne moom gisuñ ko mu laal dégguñ ko yuuxu dégg ngeen tam plainte bañ bind ak nañ ko bindee ñu jàng sax mënuñoo bind plainte boobu man damay wax ndax dëgg su ma dee dañ may ber su ma dee Ousmane Sonko du ñëw layal ma Macky Sall du ñëw layal ma benn responsable APR wala Pastef du ñëw layal ma su ma dee maag sama borom laay layal man dëgg ak li ma gis man moom laa mën a seede. kan moo am intérêt pour comploter Ousmane Sonko. non maanaam comme li ñuy wax rek problème 3e mandat loolu beneen affaire la gis ngeen Khalifa Sall fi mu jàll Karim Wade fi mu jaar dañ ne tam fa la ñuy bëgg a awale kii di Ousmane Sonko yàgg na kaa wax. xam nga tam nit booy wax benn affaire di wax benn affaire ba benn bés ñu ne faraax sa kaw enquête dawal firndeelul loolu day jur leneen ak leneen ak leneen mais li ma la mën a xamal daal mooy taal bi kenn gañewu ci taal bii ñuy taal di kenn gañewu ci dañuy perte rek loolu laa mën a xamal. suma ci loolu sax gis nañ ministre de l'intérieur mu génne ay kàddu yu dëgër jëmale ko ci population bi yaakaar nga ni loolu dana saafara mbir mi. man dama jàpp ne ministre bi sax waru woon a wax. principal concerné bi ki nga xamante ni tey ji moo jiite Sénégal yi yëpp kooku moo waroon a wax apaiser affaire bi te man tam maa ngi lancé un appel ci ñi nga xamante ni ñoo yor wàllum yoon muy les magistrats li rappeur bi wax rek am na benn rappeur bu naan atte yàlla doy na ma ci mais sëgam nag yàlla da leen koo nattoo ñoom bañ koy doxal ci suuf si nañ ci xool yàlla looy def ak looy wax lu ne parce que jàng nañ tey jii benn bande bu agressé woon ñoom magistrat yi balaa bande bi yegg si ñoom dinañ xam ne kii kat def na wala defut buñ liiree PV bi buñ sukkandikoo ci PV gendarmerie man jàpp naa ne affaire amul problème daal. alors suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV kon defe naa ni lii lañ leen indiloon ci reportage ci bés bi nga xam ni demal nañ leen fii ci Zac Mbao rawatina ci banque atlantique bi nga xam ni Samba Boy yi doon manifester toj nañ ko jël fii 200 millions ñaar téeméeri millions daal di taal également station bi dugal nañ leen également ci biir dëkk bi laaj population bi lan mooy seen xalaat ci yàq bi nga xam ni population bi ñi ngi koy yàq di taal Auchan yi di taal station yi mais également laaj nañ leen seen xalaat ci discours ministre de l'intérieur bi nga xam ni amal na ko démb mu nekk discours bu xaw a dëgër jëm ci population bi ndax loolu dana régler population bi kon vraiment amoon nañ mbégte lool di ànd ak yéen sur la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ jërë ngeen jëf ñu leen di jox dig daje ci yeneen i reportage